léegi ñaari at ak genn wàll ngi ni seetal li nga xam ne yaakaaroon na ñëw war nañu ko liggéey ci ñaari weer wala ñetti weer ba léegi sottiwul du dëgg li ci des mooy ministre yi seen bopp am na ci ministre yoo xam ne boo xam ne xaaral ma gis président de la république xaaral ma gis président de la république toogaguma fii bi ci des ca cabinet président de la république ba ñu si génne poste premier ministre bi léegi mënuñu la wax ne kii toog fii mooy woyale ministères yi mooy seet na muy liggéey yooyu yëpp nag bu amulee ay gàllankoor la andi ba jur lii. kon daal bi liñ fi dindoon poste premier ministre njuumte la woon et que liñ ci doon xaar amul. non loolu seen wax la yéen du caaginu njuumte dama la wax ne boo yoree gouvernement naam ma sa xel ne lii laay def bala ngaa xam ndax li ngay def noonu la wala doon nga dem boo di ko wéyal man waxoon naa ne bu lii amulee lii du am. ndokk yàlla bi nga xam ne nag nee na gis na ne amul. xalaatu Abdoulaye Makhtar Diop dem ci poste premier ministre bi ñu bëgg a delloo si Dame Mbodj mere na lool cadre unitaire de l'islam mu jëm nag ci xaatim gi ñu namoon ci charte bi jëm ci wàllum jàmm fii ci réew mi moom syndicaliste bi dafa ne daal initiative boobu cadre unitaire di doxal diversion daal la ko méngalee wëlbatiku nag ñoom waa coalition citoyenne le peuple sàkku ci askan wi ñu bàyyi xel bu baax ci anam yi ñu yore ressources yi ci gox yeeg goxaat yi démb lañ ko xamle ci ndaje gu ñu seqoon ak taskatu xibaar yi Nafissatou Ndiaye. mbirum woote gox-goxaat yi ku nekk di ci yëy yàbbi fii ci réewu Sénégal mu am ay département yu am ay enjeux économiques ci gis-gisu Clédor Sène bokk ci coalition citoyenne le peuple. mooy département Kédougou Tamba Saint-Louis Thiès Tivaouane Fatick Foundiougne ak Ziguinchor parce que département yooyu dafa am koom-koom bu fa nekk. xam nga bu ñu falee conseil départemental 2022 mandat bi 5 ans la kon fii ba 2027 ñoom ñooy nekk ci tetu département yi donc ñoom ñooy gérer loolu ba seen mandat de 5 ans jeex. ngir ñu am ay élections yu lalu ci jàmm coalition citoyenne le peuple di digle ay jumtukaay yu xarañ te gaaw bu nu sukkandikoo ci Bakar Ndiaye di ku xam-xamam màcc lool ci wàllum vote. li ñu proposé dafa am benn jumtukaay bu nekk ci internet mu ci genre vote électronique la. bu ñu ko defee mettre ko en ligne tous les acteurs candidats yi ak électeurs yi mën nga nekk sa kër xam fan ngay wote ba pare candidats yi commune bu nekk mën nga tiire njafay wote yëpp mën nga toog nga tiire ko. boo ko tiiree dugg ci commune bi di nga xam ki dëkk ci commune bi ak ki ci dëkkul yaakaar naa bu ñu defee loolu jàmm dina mun a am. Dame Mbodj di porte-parole bu coalition boobu mi ngi joxoñ baaraamu tuuma cadre unitaire de l'islam. jàmm day lalu ci dëgg taw bam neex la nga ne lay cëpp ni kaay leen ñu woote jàmm te nga xam kii tooñ te doo ko dut baaraam loolu yëfu naa fekk la ak ku ko mën a woote parce que Macky Sall mooy jaay doole boo bëggee jàmm am da ngay fekk kii tooñ nga ne ko arrêteel tooñ ki bu ko defee kim tooñ mën a muñ. ngir ñu amal ay wote gox-goxaan te du am benn jàmmarloo coalition citoyenne le peuple ñu ngi ñaax askan wi ngir ñu jéem a saytu yan anam dañuy amalee wote yi. ak RFM kumpa tàggoon ak yéen. ñu wax ci wàllum njàng meek njàngale mi njàngum xale yi jigéen ñi daanaka nag défi yi ci des bari na lool lay yàq seeni njàng bokk na ci teel a ëmb ak teel a wonu lor donte sax nguur gi nag mu ngi ci defi jéego loolee démb la ñu ko xamle te am na sax ay gëstu yu ko wone ci bi ñuy amal journée nationale bi ñu jagleel wàllum njàngum xale yu jigéen ñi ca Fatick lañ ko doon amalee Aminata Goudiaby. théâtre nag la ñu joué ngir sensibiliser askan wi ci ni njàngum xale yu jigéen ñi amee solo Sénégal nag def na ci ay jéego yu mat waaye nag dafa am ay jàngat yu wane ni jigéen ñi naam ñi ngi bëri ci école bi waaye ñu ci bëri duñu jeexal seenum njàng te loolu nag li ko waral bëri na Dimitri Sagna moom mooy directeur UNESCO ci Sénégal. fii ci Sénégal ñetti jigéen yoo jël ñaar ya jeexal nañ li nga xam ne mooy njàngum primaire bi waaye xaaj wa àggal nañ tamit li nga xam ne mooy cycle secondaire bi ci enquête démographique ak santé bu Sénégal wax na ci ne benn ci juróom-benn fii yoo jël am nañu doom avant 18 ans teg ci téeméer boo jël juróom-ñaar yi sëy nañ balaa ñoo am fukki at ak ñeent. ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay lycéennes def nañu ab plaidoyer bu mag jagleel ko ñi nga xam ni ñoom ñoo di kilifa yi Ndeye Fatou Diop élève la moom moo wax ci seen kàddu. Nous souhaiterions qu'à l'issue de cette journée un programme spécial de suivi des filles ayant abandonné les études à cause de grossesse de mariage précoce soit mis en place. région bu Fatick nag moom moo dalaloon bëccëg gi nga xam ni moom la ñu jagleel njàngum xale yu jigéen yi thème bi nag bokk na ci nu ñuy def ba gën a yokk doole njàngum xale yu jigéen yi te itam delloo siwaat li nga xam ne moom moo di valeurs yi Mamadou Talla ministre de l'éducation nationale. la violence dafa ñëw dugg ci suñu école yi
violence ci élèves yi violence ci enseignants yi violence ci matériel bi donc loolu moo tax ren ñu jël ko année boo xam ne lutte contre la violence mooy valeur gëm nañ ne que suñu xale yi école bi mën na leen yar. Fatick nag li tax ñu tànn ko ngir defee fi xew-xew bu ni mel moo di ci région bi la ay jigéen ñoo xam ni dañu jóge woon ci région yi nekkee ci Sénégal yépp ñëwoon doon def ab marche ngir rek xale yi jigéen yi di jàngi tey itam di toog ci école yi. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, ñu des foofule ca Fatick fa cérémonie ba doon amee kaddu yi nga xamante ni nangoo nañu ko ci Mamadou Talla ministre de l'éducation nationale moom xam leen ne lu ëpp juróom-ñetti junni jàngalekat yu bees affecté nañu leen àllarba gi weesu ci ay académie yu bari yu wuute nekk fii ci Sénégal leneen it lu mu xamle moo di ne fii léegi lu dul yàgg daañu tabax lu ëpp junni ak juróomi téeméeri salle de classe yu bees ngir jëlee fi abri provisoire yi ñu teewlu ko. ci àllar bi ñu weesu juróomi junni jàngalekat yoo xam ne affecté nañ leen dolli ci ñaari junni ak juróomi téeméer yoo xam ne ñu ngi ci école de formation yeeg ñu nekk fa ay instituteur teg ci juróom benn téeméer yoo xam ne ñu nga jóge ci FASTEF boo ko boolee mu nekk 8100 enseignants yoo xam ne affecté nañ leen muy guléet ci suñu réew mënuñu leen woon a affecté ca ndorteel bi école di tijji ndax faw ñu defaloon leen li nga xam ne mooy formation pédagogique ci gàttal bépp demande yi nga xam ne inspecteur académie gi defoon nañ ko satisfaire nañ leen ci li nga xam ne moo soxal ay jàngalekat mu nekk ay instituteur professeur d'enseignement moyen professeur secondaire ba ci daara yi sax li nga xam ne nag mooy abri provisoire yi ñu ngi ciy jublu ndax ñu ngi ciy def ay jéego yu am solo fi mu toll nii junni ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróomi saal yoo xam ne jamono ji ñu ngi leen di remplacer wàllum tabax ay mur école tamit ña nga ca bu baax bloc d'hygiène yi daanaka dinañ ci defar lu tollook junni ak téeméer bloc administratif yi ñoom tamit dinañ ci remplacer juróom benn téeméer ak ñaar yu teg. ngook mu doonoon projet yi nga xamante ni ministre de l'éducation nationale jógtee na ko moom Mamadou Talla Amadou Sabar Ba moo doon tekki ay kàddoom tey jii ci suba la ñuy teg xeer bu njëkk polyclinique bu hôpital principal bu Ndakaaru loolee nag njiitu réew mi Macky Sall moom moo koy teg xeer bu njëkk woowule ndaje mi daañu ko amal ci kanam bu fukki waxtu jotee maanaam 10 heures des ci wàllum wér-gu-yaram ba léegi dem ca Mbuur ña fay liggéey ci wàllum wér-gu-yaram ne ñu daal fii léegi fan daañu leen dégg seeni bataaxalu ñaxtu altineeg jàmm lañ ko fas yéene yoot autorité yi la leen metti nag ñu ne mënatuñu liggéey ci bërëb yoo nga xamante ni la ko wër yëpp daanaka mu ngi mel ni sabar bu tas jaaykat yi fii woto yu yàqu gaare fële te faa jóge yuuxu yeeg klaxon yi di jibee fu nekk di ñëw di dal ci bërëb yi nga xamante ni fa la ñuy fajee meeru Mbuur nag nee na dana am lu mu ca jéem Abdourahmane Diallo. ay fruits légumes yu ñu lal ay oto yu ñu taxawal ci bërëbu fajukaay yu nekkee ci Mbuur mu doon mbir mi nga xam ne ñuy yëngu ci wàllum wér-gu-yaram naqarlu ko bu baax a baax Dame Seck mooy njiitu syndicat unique des travailleurs de la santé de l'action sociale bu Mbuur. buntu hôpitalu Tefes ñu koy wax centre de santé nekk siège du district Mbuur tey ji jaaykat yi ak jaaykati fëgg jaay yi ak jaaykatu légumes yi ak ñi nga xam ne ni dañuy dawal taxi clando vraiment dañ ko bëgg a transformer place su jaayukaay ak garage te loolu àndul ak paj mu baax maanaam mayut sécurité ñi nga xam ne ñoo fay liggéey mayut sécurité ñi nga xam ni ñoo fay faju si parce que urgence dana bëgg a ñëw du am fu mu jaar. ñiy yëngu ci wàllum wér-gu-yaram mbir mi doon li nga xam ne lu leen metti la dàquñu ci sax amal ay ñaxtu. mercredi bi passé sitting woon nañ ndax pour dénoncer li nga xam ni maanaam moo fay xew bi ñu ci sitting bi ñu waxtaanee nee nañ maanaam jox nañ mandat bureau bi ne nañ déposer préavis de grève parce que lii nii bu ñu ko réglé wut mën nañ dem ba paralyser système bi yëpp maanaam district Mbour dara du fi doxati ci wàllu wér-gu-yaram te loolu bu amee maanaam ci njeexital li ci askan wi lay daanu. maire commune bu Mbour di xam ne ni jël na ay matuwaay ngir génnee ñooñu noonu ci kanamu bërëbu fajukaay Fallou Sylla. tali bi ci boppam ñu bëgg ñu abal ñu ko circulation bi di jàll nit ñi di doxi seen i soxla ku bëgg a dugg ci hôpital bi te loolu nag bu ñu ko négocier du ñu nekk fi ndax may nañ leen lii may nañ leen lii nit ñëpp ñoom ñëpp dañuy dégagé te bu soobee yàlla temps yi di ngeen ci gis mu gën a leer. ñi du yëngu ci wàllum wér-gu-yaram nekkee Mbour di xam le ni déposé nañu ab bataaxal ngir xamal bépp maire bu nekk ci département bu Mbour jafe-jafe yi nga xam ne ñuy yëngu ci wàllum wér-gu-yaram ñu ngi koy am ci sa gox. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. Abdourahmane Diallo jërëjëf fukki simili ak juróom moo bootu ci juróom-ñetti waxtu fële ca Daara Jolof. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. gën a dëgëral lëkkaloo beeg investissement yi ngir gën a ñoŋal càmm gi loolu mooy thème journée nationale de l'élevage gi ñuy amal ëllëg ci gaawu gi ndaje ma ca Daara Jolof la ñu koy amalee mu ngi nekk ci département bu Linguère sàmmkat yi ne balaay autorité yi di ñëw faw ñu compal leen as tuut ci seen i ñaxtu bokk na ca ñàkkum financement ñàkkum aliment de bétail ba ci ñàkkum ndox Baye Assane Diaw.
ay sëllu yuy waagante ci digg kër gi ànd ak karange loolu la nemmeeku ci màkkaanu Awa Alassane Sow ci barke ji moom mi jiite Dirfel di kuréel gi boot ay soxna yu yëngatu ci càmm mi ngi joxoñ baaraam fii métti dëgg-dëgg ci li ñuy yëngu. ñu ngi wax nañu def culture fourragère mais ndox mi fi suuf si bari ndox mi àggu fa nit ki boo ko waxee defal li da nga koy gunge ci lu mu doon subventionné ndox mi wala indi ni protection wala jàppale ñu ci formation loolu xaaroon nañ ko ci journée bi ñu waxtaanee ko ndax coono mànga dafa métti sa alal yépp nga jiital ko jël sa mbootu yépp def ko ci charrette sa màggat yi sa doom yi waroon dem école nga jiital leen def leen ci charrette yóbbu leen dem fi ñax mi am pâturage. ci barke ji ba tey wante gi yoon dañuy ànd ak Mamadou Boum Sow nekk ci bopp maison des éleveurs ci département bu Linguère mi ngi gën a dëggal seeni tolof tolof. ñu xam ne càmm gi mooy gan ba ñu ràññeeku ñaareel ba sàmmkat yi ñu leen di wax seen jafe-jafe ñoom suñu amee seen mën-mën suñ ko yëkkatee di ko teg ci loxol sàmm yi mu bañ a nekk loo xam ne dañ koy yëkkati rek di ko yéene sàmm yi fekk dara jaaru ci loxol sàmm yi bu fekkee nit ki fu muy préparé wu yow doo ko fekkee wala li muy décider day décider ba pare ñëw ne la def naa lii bu fekkee jubut tam boo weddee day indi werante wala mu indi leneen xam nga nit léeg-léeg dina wax waaw lu ko neexul. bii bés nekk juróom-ñaareel bi yoon bi ñuy amal bés biñ jagleel càmm ci Sénégal te Daara Jolof war koo dalal ni ki gaaw gi ñuy dëgmal njortees na si ñu waxtaani lii jural njëriñ sàmm yi tax ñuy wax sàmm ngir mu wuteeg yi fi jotoon a jaar Baye Assane Diaw barke ji rajo Futur Média. journée nationale de l'élevage ëllëg ci samedi gi la ñu koy amal ñu ngi koy màggal nag ci jamono joo xamante ni càccum jur gi sonnal na lool sàmmkat yi mu ngi mel ni lay xew ca mbaan foofu dëkk yu bëri daanaka loolee lañ fa nemmeeku ba tax askan wi yëkkati kàddu artu nañ sax ñi nga xamante ni ñoo di sàcc yi. am na ay plainte yu bëri yoo xamante ni déposé nañ leen waaye mujjul fenn moo di Sow kenn ci ñoom ñu teewlu ko kàddu yu mu dénk Mamadou Diagne. ñun dans la commune bu Mbane sàcc yi ñoo nu bëgg lool ñun dañu sàccal ba suñu xol bi tàng te bu dul loolu daa ngeen gis ñoom daa gis yeneen problème yu am problème comme léegi nga jàpp sàcc joteeg moom ndax dana mos am da ngay xam ku sàcc sa jur da nga koy xam de mais soo la ko bëgg a yóbbu gendarmerie tey soo leen indee foofu dañ lay wax indil témoin kan moo nekk seede de sàcc pour amal ko seede tey Sénégal dafa jafe fii bis bu nekk nu sàccal na bis bu nekk ka soo ñëwee gendarmerie château li fi nekk ay pèlerin sàcc kenn mënul wax ñaata man mii wax ak yow keroog ñu ngi maar sàccal la ñeenti béy chef du village bi ñu ngi ko sàccal ñaari nag ak fukki béy ak juróom-ñett am na sama mag buñ sàccal ñaar am sama beneen doomu nijaay buñ sàccal ñaar te li ñuy sàcc am na ñoo xam ne taxi la ñu yor taxi bi day dem si àll bi sàcc dugal ko ci taxi bi mu dow ñuy sàcc ñi suñuy mbokk la suñu mbokk kes ñoo fii sàcc askan bi seen bopp dama bëggoonu waxante dégg sàcc mënul sàcc bëccëg du sax guddi bëccëg amul ko gis loolu mënul nekk waaw yoon na def liggéeyam rek yoon su defee liggéeyam daañ ci suñu bopp loolu rek lañ xalaat si yoon comme que yoon ñëpp la fi nekkal soo jàppee sàcc wala nga ñëw si yoon nga wax diw moo sàcc naka jëli jàppa nu yóbbu ko tribunal def yoonam. kàddu yi moo di Sow kenn ci éleveurs yi nga xamante ni mu ñu ngi dëkkee ca mbaan ñu ne càccum jur gi daal bokk na ci li leen gën a sonal ci jamono ji du mbaan rek ndaxte yeneen i bërëb bi yeneen i localité it kazalika dellu siwaat fii ci Ndakaaru wax ci ñàkkum ndox mi ca Nord Foire daanaka mbir mi dafa mujj jéggi dayoo askan wa nekk ca Nord Foire xamatuñu nu ñuy def te comprendre nu it la waral ndox mi ñàkk ci seen i bërëb yooyu ci seen i dëkkuwaay ba tax na nag ñuy sàkku ndimbal ci waa Sen'Eau Bintaka reportage. askan bii di yeewoo fii ci Nord Foire ñu ngi wëy di yuuxu seen jafe-jafe yi ñu jonkonteel ci wàllu ndox quartier bi day toog ay diir te robinet du ubbi Fernand kenn si ñi fi dëkk nee na situation bi metti na torop. c'est un problème parce que gars yi fii nii bon naa ne ay guddi la ñu am ndox ay vers 2 heures yooyu noonu 3 heures voilà c'est un peu compliqué des fois nga war a liggéey 8 heures toog ba heure boobu pour ut ndox c'est un peu compliqué. mu dolli ci ne jot na autorité yi jël si seen matukaay. xanaa di ñaax gars yi rek ñu def effort quoi pour jàppale nit ñi population si wàllum ndox bi quoi waaye ça fait plus d'1 an yàgg na quoi mais bon je sais pas fan lañ si toll quoi ci problème boobu noonu ndax ñu ngi koy liggéey wala. kii di wuyu si turu Mor nee na ndox bi guddi rek lay ñëw. guddi moom temps yi ñu ngi am ndox mais par rapport temps yi la passé moom bëccëg moom ak guddi da ngay toog des jours doo am ndox compliqué na métti na mais bon on gère quoi prions à ce que mu change inch'Allah. ñàkkum ndox bi fii ci quartier Nord Foire jaaxal nañu fi dëkk ñoom nee nañu lii du lu bees waaye fan yi coupure yi dafa gën a bëri te gisuguñu benn autorité wax ci. mu goog ñàkkum ndox mi ca Nord Foire du rek Nord Foire ndax quartier yu bëri naka noonu it ndox ñàkk na fa Cheikh Tidiane j'espère que Médina moom am na ndox fi nga dëkk. waaw am na ndox. am na ndox am na ndox waaw. ah waaw kon baax na. RFM Sport.
aywa Cheikh ci tàggat yaram bi. ñu dal di ko door rek wàllu football ak ligue sénégalaise football professionnel di bureau bu bees bi nag daal di indi ay coppite ci doxalinam di amal ay conférence de presse d'avant match chaque fois bu ñu naree amal genn journée rawati nag ay match choc ni ki démb ñoom jàpp nañu nag match choc deuxième journée bi diggante Teungueth FC la di équipe championne en titre ak Jambar bu Saly bokk si ñi nga xam te ni jamono gi dañuy xëccu ngir daal di jël lii di titre champion ñaari équipe yooyu la nag ëllëg dañ daal di tase foofule ca Teungueth Ligue Pro bi nag conférence boobu nga xam dañu ko doon amal démb ma nga amee woon na ci teewaay ñaari entraîneur équipe bi ak itam suñu jigéen di Soxna Soda Thiam. Teungueth FC Jambar di ñaari équipe yoo xamante ni am nañ dugg si gu rafet ci saison giile ñooy daje niki samedi di ñaari adversaire yoo xamante ni xamee nañ bu baax itam loolu nag tax kay tàggata équipe bu Teungueth FC bi xamal ñu ne du doon match bu yomb. Il faut que ñu aborder ko dans les meilleures conditions. nekkuñu dara du changer dara ci suñu façon liggéey parce que jàmbaar bi nga xam moom la ñuy dajal xam nañu ko xam nañu ñëpp xam nañu que ñoom am nañu philosophie bu ñu amee ils vont garder ça nous aussi dinañu garder suñu identité la nga xamante ni moom la ñuy jéem a mettre en place depuis 2019 bañ a changer suñu façon de faire ñaari équipe la yoo xamante ni souvent duñu refuser le jeu nekkul comme match yoo xamante ni des fois da ngay jouer chaque 30 secondes mu am ku daanu football moom il faut que ngay intégrer ñàkk am ak leneen match nul. naataangoom bu jàmbaar moom it xamle ni match bu metti la nar a doon moom Bruno Rojar yokku ci ne jàmbaar xam na bu baax la koy xaar ci stade Ngalandou Diouf. Je pense qu'il faut s'attendre d'abord à nañu xaar match bu am solo match boo xamante ni dina am intensité joueurs yi danañu def seen kéemtalaayu kàttan loolu moom lu ma leer la waaye nag match yu mel noonu neex nañu lool yooyu moom bu ñu sañoon di ko seetaan joueurs yi di ko doxal match bi du doon match bu yomb ci ñaari équipe yëpp loolu moom nañu ko xaar match la daal bu nara jéggi dayoo. Son équipe pour nous ça va être un gros défi. bu ñu sukkandikoo ci ñoom ñaar ñi ñu tàllal suñu micro mën nañu xaarandi spectacle ci niveau jeu bi waaye itam ci gradin yi kàddu yi le nag ñi ngi ko yëkkatee ca conférence de presse gi ñu doon amal ca siège Ligue Pro niki alxamis gi jongante Teungueth FC Jambar nag samedi gii lañ koy amal bu 16h30 jotee ca stade Ngalandou Diouf. match bi boobu diggante Teungueth FC ak Génération Foot moo di choc bi les journée am itam beneen jongante gu nar a am solo ci diggante Jaraaf bu Dakar ak itam Linguère bu Saint-Louis di match classique ci championnat bu Sénégal match googu la nag incha allah dina ko amal niki ëllëg ci bu 16h30 jotee ci stade Iba Mar Diop nga xamante ni fa la Jaraaf fas yéene amal léegi ay jogante moom ngir gën a mën a jege maanaam koñam di Médina ñoom nag ci yoon googu la sax ki nga xamante ni moo di directeur exécutif bu ligue sénégalaise bu football professionnel di Amsatou Fall yëkkati na ci ay kàddu jëmale ko ci stade Iba Mar Diop foofu la ñuy daal di amal léegi day jogante ñu déglu ko moom Amsatou Fall. waaw envoyé nañu courrier boo xam ne comme xam nañu ñoom tolli ni terrain yi dafa metti surtout terrain wu Dakaaru yi ñoom ñu ngi doon recevoir toujours ci banlieue bi te banlieue bi également dañ ko bokk ak waa nawetaan xam nañu terrain yi day ñàkk aujourd'hui bu fekkoon ni Jaraaf dafa nangoon jouer foofu boo moytul ay lundi lay jouer parce que ñoom ci week-end yi ñun benn jour lañ fa am ci week-end bi nawetaan am beneen jour muy terrain yëpp nag ci Sénégal aujourd'hui te loolu tamit war nañ ko xoolaat au mois de novembre ba léegi ñuy bokk terrain yi nawetaan dafay xaw a metti ci ñun mais bon loolu également dañ koy nangu parce que tamit nawetaan dañu bokk ci mbir yi Jaraaf bind nañu ni nag comme ñoom dañu demandé woon jouer ak terrain parcelle président bi ni décembre lañ koy ubbeeguñu ko décembre ñu ni nag en attendant nañu jouer Iba Mar président bi di Cheikh Seck dafay investissement ci wàllu vestiaire yi investissement ci wàllu gazon bi ñu nangul leen ko parce que tamit daf ñuy arrangé ñun parce que loolu seen fief la malgré tout dañu ne nag daañ fa dem pour waxal leen ni nag loo xam ne nag àla kulli haal il faut que ñu def ko bu fekkee ne ay lu ñu war a defar la dem naa fa man démb pour xool ko gazon bi gis naa ni war nañ ko defaraat parce que dama fekk sax équipe nawetaan vestiaire yi moom ñoom def nañ fi investissement yu baax a baax indi nañu ndox mi def nañu yu bare peinture nañu camp yi également changé ñu filet yi daal mën nañu fa def un match war nañ fa mën a jouer en tout cas loolu la ñu gis en tout cas ci lu ba ñu demee démb
ñu daal di ko jeexee léegi wàllu football ci biti réew ak Ligue Europa 5e journée bi avant dernière journée bi démb la ñu ko doon amal ci jàngat nag jàppale ni Olympique bu Marseille moom daal di nañ ko éliminé gannaaw bu mu ñàkkee démb ci Turquie diggam ak ñi di waa Galatasaray ñeenti bal ci ñaar googu le match nag ki nga xamante ne moo di Cheikh Bamba Dieng jot na fa football ba mu jeex sax jot a créé ab penalty Marseille daal di réduire score bi Papa Gueye moom daal dina génn ci seconde période bi geneen jongante diggante Lokomotiv bu Moscou ak Lazio bu Rome Lazio moo ko daal di daan ñetti bal ci dara Dinamo bu Zagreb ak Racing Club bu Genk ca Belgique dañoo daal di match nul un but partout West Ham United moom qualifié na ci wàllu 8e de finale gannaaw ba mu daanee ñi di waa Rapid bu Vienne ñaari bal ci dara Betis Séville daal di daan ñi di waa Ferencváros ñaari bal ci dara Bayer Leverkusen ak Celtic Glasgow di doomu Écosse ñetti bal ci ñaar la ko doomu Allemagne yi daal di daan Manchester United jamono gi ña ngay waxaale te sax daal di nañu dégg kii di doomu Allemagne bi di Ralf Rangnick moom mi nga xamante ni dana daal di assurer poste intérimaire daal di fa wuutu ki nga xamante ni moo di Michael Carrick moom di Ralf Rangnick moom di doomu Allemagne na ma leen ko waxee jamono gi nag moom moo di directeur football bu Lokomotiv Moscou ci Russie fu mu toll nii nag la ñu xam ne moo di waxtaan bi dana wéy ci diggante Manchester United ak club Russie boobule di Lokomotiv Moscou ngir xam waaw wala déet dañu mujj bàyyi doomu Allemagne boobule mu daal di dem kon bokk daal di assurer intérim bi tàggat équipe bi di Manchester United moom Ralf Rangnick doonoon na entraîneur bu Hoffenheim ak itam bu Schalke 04 laata nag muy daal di dem foofule ci Russie lu ci mën di am rek bu fekkente ne yëf yi sotti na moom dina daal di wuutu kii di Michael Carrick mi nga xam te ne jamono gii ñu wax moom moo daal di assurer intérim bi gannaaw bu ñu tekkee ndombal tànk bu Ole Gunnar Solskjaer doon doomu Norvège doon tàggat équipe bi nga xamante ni moo di Manchester United. jeex na tàkk sama équipe bi daal daf ma jaaxal. mooy ñan Marseille. léegi championnat daal moo nu des. man de jàpp naa ne de championnat bu France. man dama jàpp ne ba tey niveau bi dafa des. bu ñu ko comparé ak yeneen championnat yi. c'est évident. waaw dama gis ne dafa des lu bëri performance sama équipe bi laay wax. waaw ma nga noonu Marseille ma nga noonu PSG ma nga noonu mën nañoo jàpp ne mooy toj championnat bu Paris. waaye gis nga bu génnee bu tase ay équipe yu mel ni ay Manchester City équipe Angleterre si ngay gis différence bi. waaw niveau France ak niveau yeneen. championnat du benn. jaajëf Diagne. jaajëf. RFM rajo askan wi. xibaaru aada yi ñu ànd ci Kana Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi bibliothèque bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mu ngi dalal ni ki démb ak léegi benn exposition bu ñu jegleel bindkat guyanais bi di René Maran mu di ay document yoo xamante ne lu ëpp fukki at bibliothèque universitaire bi mu ngi koy denc yeneen i leeral ak Amadou Anta Samb nekk conservateur de bibliothèque nekk itam commissaire exposition bi. René Maran boobu bi mu fiy jugee en 1960 daf fi bàyyi benn bibliothèque c'est-à-dire ay téere yu bari téere yoo xam ne moo ko bind ak loxoom li ñuy wax manuscrit wala mu tàppe ko ci machine tuddee ko tapiscrit téere yooyu nag bi mu fi jugee dem si yàlla soxnaam comme xaritu Léopold Sédar Senghor loon te xam na Senghor ni mu mel ci livre mu ne lii de bu ma ko joxee Senghor dina si kontaan Senghor kontaan si trop après jël document yooyu may ko université Dakar depuis booba document yi ñu gardé ko fii depuis 65 ba léegi tey am na juróom fukki at ak juróom benn 56 ans. exposition bi kon mu ngi bokk ci xew-xew bi ñu jegleel téeméeri at gannaaw bi René Maran bindee téere bu siiw bi di Batouala amoon ci sax prix Goncourt ci atum 1921 professeur Mamadou Ba mooy ki taxawal bile xew-xew moom moo ñuy leeral lan moo waral doxalin gi. coopération internationale que ñun université dañu am relation ak yeneen université yu nekk France yu nekk Guyane ak yu nekk Antilles ñoom lañu lëkkandoo pour mën def colloque bi ndaxte René Maran daf ñu intéressé ñun comme africain ndaxte Senghor ak Aimé Césaire ñi nga xamante ne ñoo créé littérature africaine dañ ne moom ci moom lañu sukkandiku pour créer littérature africaine daf ñu intéressé waaye tamit waa France René Maran c'est administrateur colonial la woon moom lañu joxoon prix Goncourt il s'intéresse ñun ñëpp nag ñu booloo wax comme léegi il y a 100 ans joxoon nañu ko prix bu mag muy prix Goncourt 100 ans yi jot ñun it ñu bokk ci commémoration yi am année bi yëpp adduna bi yëpp am na lu ma plus de 200 événements pour célébrer 100 ans Batouala yi adduna yëpp mënul célébrer Batouala ba mu des Afrique léegi nag Sénégal moo représenté Afrique. Sénégal a pris le flambeau. moom professeur Mamadou Ba di ñaawlu bu baax a baax coow li nga xamante ne jib na gannaaw bi ñu joxee Mohamed Mbougar Sarr lii di prix Goncourt. sunu Afrique nit yu ñuul moom moo gis njëkk am. te ak jongante bi daal metti téeméeri at moom kese moo ko mos a am siggil na Sénégal en tout cas ñun ñii professeur metti nañu ko littérature di suux bu ñu amee kenn ku yëkkati dañ koy rafetlu
ñu yemale fii chronique culture bi di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ci déglu bi di leen dig daje ëllëg samedi ci seen magazine xalam fas yéene dalal Khalifa Touré njiital maison d'édition Alburaq war a waxtaane ak moom ci édition bu njëkk bis bi ñu dippee dekkal mbindum mag ñi ba ëllëg incha allah. Savon de Marseille Alphé, CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal. Déodorant Malaysia UMO, ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi ñu ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf journal l'Observateur mi dul bàyyi jaan ci pax xëy na di lu njutu ak lox mboot sëy su premier ministre gi président Macky Sall bëgg a daajaat ci réew mi anaka cay toog nan la war a mel ubbil yéenekaay bi wax ji la teg di ko waxtaane ak ñu ci mel ne Cheikh Yérim Seck dib journaliste expert en communication Alioune Ndiaye njiital Pikini Production dib journaliste ak kii di docteur Cheikh Diallo moom Cheikh Diallo li mu wax waa l'Observateur bokk na ci ne boo demee sax mën naa am président Macky Sall ba léegi xamagul kan lay def premier ministre Alioune Ndiaye ne moom ki mu jàpp ne mooy dooni premier ministre bu bees bi ab technocrate bu amul benn ambition wala ab politique kat bu ñu mën a jàppee plan B Cheikh Yérim Seck ne ki président Macky Sall di tànn tabb ko premier ministre ci kookee ci la ñuy xamee fan la président Macky Sall jëm ak waa réew mi 2024 l'info nañu loolee lépp Macky Sall calculé na ko ba teg moom mi bëggoon a ngar daajoo lépp dem na ba xam xel ne mënut a nekk moo waral mu bëgg a wut ab bëkk nekk buy jàmmaarlu bukki néeg yi Aminata Touré mi ma soona doon premier ministre mën naa dellu siwaat Idrissa Seck it yéenekaay bi nee nañu dàqisu ko la ciy ñu rek moo di su ko Macky Sall defee premier ministre mën naa jurug dualité au sommet de l'État mën naa andit coow lu rëy ci biir APR Amadou Ba daal l'info nee nañu moom la xel xaw a mën a jàppandeegum ndax expérience am bu mag bi mu am ci gouvernement ak ni muy doxee ak nituk jàmm gi ñu ko bàkkee ci réew mi jekk na lool ci doon premier ministre ak dauphin bu Macky Sall Le Quotidien nañu ak ku mu ci mën a doon daal na xam ne yëf yi du yomb ci moom PM ñu koy tekkee premier ministre yéenekaay bi ni mu ko tekkee tey moo di pression maximale Thierno Bocoum ci xët mu njëkk La Tribune mu fay wax ne constitution réew mi dañu ko war a génnee ci calcul politique ba mu set wecc journal Témoin mel ne ku naan ko noppalul booy seet ku ay lool ci caxat-caxatee constitution réew mi jàppal Macky Sall juróomi changement Macky Sall def na ko ci constitution Sénégal ci juróom-ñeenti at yi mu fi nekk Seydou Gueye di leeral ci xët mu njëkk Vox Populi li waral ba président Macky Sall ne dafay delloo si poste premier ministre mu ne mooy wàllu koom-koom gi ak dundinu askan weeg ni ñu tëddee ci réew mi ginnaaw bi fi Covid-19 bi jaaree adoption PAP 2A agenda diplomatique international bu président boole ceekit moom la ñuy dénk Union africaine déwén ak jàmm loolee lépp munul fu nekk mu nekk fa mu nekk dafa wax joojee moom Seydou Gueye di ci journal Vox Populi Moussa Taye ma nga ca wet ga bay xam le ne lii dëgg tey dëgg daal moo di Macky Sall ak li mu def du dara lu dul nit kuy wëndeelu ci wàllu politique xamul fu mu jëm ñu dem ci la Sénégal fekk fa kàdduy ministre Omar Gueye porte-parole gouvernement bi nee na delloosi gi président Macky Sall ne da koy delloosi poste premier ministre ku jàpp ne président dafay làmbatu juum nga fast track gi mu ne moom la bëgg réew mi doxe ko ca la nekk ba léegi journal La Tribune nañu léegi nag wax ji ñaar la bu président tabbee ab premier ministre il faut que dañuy tas gouvernement bi fi nekk moolaat beneen te li leer ba leer moo di buy taxawalaat beneen gouvernement dina ci am ay ministre yu muy dagg seen bopp dàq leen taximan bi ñu fekkoon mu faatu ci taxem ca Point E journal Libération nee nañu waajaangi Moustapha Gueye la tudd wëyi yu ko agressé ay sémmiñ lañu ko gor ba mu jaare ca ñàkk ba kanam ñaar ñi ñu jàpp ne ñoo def jëf ju ñaaw joojee jàpp nañu leen kenn ki Mohamed Diop la tudd am ñaar fukkeet ak ñaar ka ca des Ibrahima Semega toll ci ñaar fukkeet ak ñeent Mohamed Diop xamal na takk der yi ne ki mu àndaloon di Ibrahima Semega moo njëkk a gor taximan bi sémmiñ ci ginnaaw journal bi nañu enquête ba moo feeñal ne Mohamed Diop ak Ibrahima Semega dañoo soxla woon en urgence 70 000 moo tax ñu dem songi taximan bi ba faat ko Libé mi ngi ñuy waxit li leen feeñal L'Observateur moom xëy na feeñal ñu bari bàyyiwul xel mu di ñiy nekk ci buntu police ak gendarmerie di bindal nit ñi ay plainte ñenn ci ñoom ñu ngi nittali ci yéenekaay bi ay cas yu ñuy dajal léeg-léeg ci seenub liggéey am na kenn ku leen ne benn bis am na benn femme bu ñëw fi man nee naa ko bindal ab plainte dafay porter plainte wujjam ndax wujj wi day sàcc ayam keneen ku leen wax ne benn xale bu jigéen mës naa ñëw ci man ne naa ko bindal plainte jëkkëram ju am 75 ans lay yóbbu ci yoon ndax saa yu jëkkër ji di sëy ak moom ci kaw lal bi da cay boole yu ca bokkul